war nañ ko gën a améliorer mooy ni ñuy passer permis bi wax nañ dañ koy améliorer parce que ñu ngi indi benn application audiovisuelle ba nga xam ni tey booy dem di jàlli code doo nit du taxaw sa kanam machine ngay tawal sa kanam ngay mu si langue boo bëgg nga jëflanteeg machine bi boo ñu machine bi wan la ay situation naan la sëñ bi lii sëlëbe yoon la oto bi di ñëw ndax moo war a dem ak wala warul dem parce que lii nangam ngay répondre boo pare si saa si di nga xam ndax jàll nga ak jàll loolu day éviter day gën a indi transparence si examen bi loolu day firnde ni ku jàngul mënoo tari. est-ce que loolu ngeen tuddee Cap Kaaraange. déet Cap Kaaraange daan ci ñëw léegi beneen bi mooy ci wàllum examen toujours pratique bi fu ñu toll nii dañuy gis ni manœuvre la ñuy évaluer mais dañuy dellu soit ci nun daan def di évaluer aussi bien manœuvre que circulation condition circulation Dakar ak condition yenn conditions yi moo taxoon xëy na loolu ñu xawoon ko teg si suuf tegagum si suuf waaye ci loolu lañ jëw parce que daañu teg benn centre de formation ak centre d'examen bu mag théorique comme pratique fële si Diamniadio nga xam ni bu boobaa lépp la nga xam ne war na ci wàllum examen incha allah danañ ko ci matal bu mat sëkk. yeneen yi mesures yi mooy wàllum secteur auto-école ci boppam mooy ñu assainir ko parce que tey li exercice ci profession auto-école de manière clandestine bari na lool xëy na sax clandestin ñoo ëpp ñi nga xam ne ils sont légaux te loolu danger la bu boobaa ñëpp la ñuy def ci même sac bi nit ñi ñu ngi leen di jox permis la ñuy wax te jànguñu auto-école te yàlla xam nañ ci auto-école yi ñoo leen di présenter à l'examen donc boobaa ñooñu nag nekk ci profession bi di ko yàq ñooñu di leen di seppi tey bataille boobu engagé nañ ko dañ ci tax bu ci tegu bi mooy ñu def formation des formateurs mooy formation moniteurs yi di former ñu leen di defal ay renforcement de capacité di leen former loolu ñu ngi ciy taxaw bu baax a baax di renforcer suñu personnel pour ñii di évaluer ñii def examen bi aussi ñu gën a bare su ko defee examen yi di gën a jàppandi loolu aussi ñi ngi ci te loolu dañ ci gën a taxaw beneen bi nag muy mbirum Cap Kaaraange alors Cap Kaaraange slogan la mooy Cap C bi mooy carte grise A bi mooy autorisation mooy agrément autorisation licence yeeg yooyu mooy autorisation yi donc P bi mooy plaque d'immatriculation ñaari P la beneen P bi bu mujj bi mooy permis de conduire muy cap boo ko déggee mooy li ngay sol mu lay aar mooy mbaxane daanaka moo lay aar kaaraange mooy cap bu lay aar Cap Kaaraange cap bi lay aar mu ñuy aar nag ci suñu moomeel parce que bu ñu seetloo ni carte grise yi agrément yi licence yi nu ñu bindoo nii ci jamono ji mu doon ay këyit jéem ko toppandoo yomb na jéem ci def nu dul noonu yomb na lool bés bu yàlla sàkk ngeen gis ci télévision nationale ñuy génn ay réseaux faussaires yi nga xam ne les forces de défense et de sécurité ñu ngi leen di démanteler di leen wane ci télé bi ñuy defar ay faux permis ak ay fausse carte grise ak yu ñu demee gis nañ ko ci rajo wala ci télé beeg yooyu ba sonn li ñuy indi nag dañu dem xooli la dernière donc technologie bu am ci en matière de carte ak sécurité carte ñu dem jëli ko tey carte yi ñuy am tey amul benn pays tugal ba nga xam ne rek dinañu gën demen ci wàllu sécurité ci wàllum carte daanaka mën naa ni ci ñi koy njëkk am ci àdduna bi ñun ñii ci lañ bokk Sénégal te loolu nag fierté la day aar nit ki su amee otom tey daf koy leer ni otom bi carte grise gi moom rek moo ko yor moom rek moom oto bi du am falsification kenn mënu ko falsifier nit ki aussi buy wut permis substitution de candidat mënut a nekk parce que sama rakk day nekk fële sa Europe ñu niroo lool parce que am na famille yi nga xam ne dañuy ñu niroo lool alors mu bëgg a passer permis dem magam bi nekk fi Sénégal dem jàllale ko te boo xoolee photo bi xëy na moom ngay gis yooyu yëpp day am te de très bonne fois des fois mu jàll des fois du jàll ci yooyu mënutul am parce que kuy jàll permis da ngay ñëw ñu jël say empreinte boobu comme nu mu nee si passeport yi nekk si carte d'identité yi mooy nekk si biir permis ba nga xam ne mënul am substitution de candidat yooyu innovation yooyu loolu la ñu tuddee Cap Kaaraange ak nu ñuy changé immatriculation parc automobile parce que duñ koy changé loolu nag ñuy wër ci jublu nag au mois de juillet pour commencer remplacement bi bu ñu remplacer permis yëpp nag au mois de juillet ak objectif bu ñu am pour 6 mois jéem a remplacer stock bi boo ñu paree ci loolu nag war a jublu nag ci lu ñuy wax permis à point waxuñu ni juillet dañuy commencer permis à point encore une fois def naa keroog si bu ñuy présenter carte yi au premier ministre le ministre Seydou Gueye porte-parole du gouvernement waxaat na ko delluwaat na ci mbir mi nii carte yi dañ leen di soppi ci weeru juillet bañ ko soppee ba pare
ak ci biir shopping bi la ñuy door waxtaan ak acteurs yi waxtaan ak ñi mu soxal ñëpp ci wàllum permis yi naka la ñuy appliquer maintenant permis à point yan infraction la ñuy jël def ko ci permis bi mu doon ay points ñaata points lañ ciy def loolu yëpp ñu waxtaan ci ak acteurs yi te bu ñuy wax acteurs yi du wut ni rek transporteurs yi la du wut ni rek chauffeur professionnel yi la comme wàllu permis la ñuy wax du importance su kii professionnel la kii du professionnel déedéet kii yor document bi rek la ñuy seet document bi moo ñu amal solo donc problème nombre la te booy xool problème nombre boobu da nga gis ni professionnels yi xëy na 25% la ñuy doon ci parc ci ñu am permis 75% yëpp si ay particuliers muy mën ak yow keneen ak keneen te ñun mbir mi soxal nañu ci lañ bokk parce que suñu document duñ koy changer aussi donc waxtaan boobu day law ci ñëpp bu dee carte grise yi transporteurs yi la soxal carte grise yi ñëpp la soxal aussi muy particulier bi muy transporteur maintenant bu dee agrément bi nag ak licence yi kooku transporteurs yi la soxal ñoom ay séances spécifiques la ñu am ci wàllu woowu pour waxtaan ak ñoom gën leen wan innovation yu ñu indi ak mbir mi naka leen di aaree ci seen moomeel su ko defee lépp la ñu bëgg ci wàllum secteur bi ñu mën ko am décision yi nga xam ne autorité bëgg nañ ko jël ñu mën ko jël ci anam yu leer nañ ci ay base yu leer su ko defee ñu ñoomte bañ a am yàlla may ñu lu ñu wuute ci émergence bi yàlla may ñu ko. xëy na laaj mujj mooy bu ñu la déggee ci sa discours mooy jàpp nañ ne état bu Sénégal à travers ministère am disposé na quand même accompagner amical bi ni mel ngir mu mën a réussir mission. waaw état du Sénégal xam nga état nii la mën taxawee gis ay sénégalais parce que lii amical bi taxawee rôle état la rôle régalien état la boo amical bi ñëwee nag bëgg ci wut état état wax dëgg yàlla nag lu mu war a def mooy jàppale leen ànd nag ñoom ci loolu te ñu ngi leen di féliciter seen esprit citoyen boobu mënoon ñu wax ne ñun duñuy def formation rek suñu école lañ auto école lañu am suñu business lañu yor déedéet ñoom duñu wax ni non ñun comme ñun formation ñun ñoo ñëw ni dañu bëgg def formation ñun laaj na ñu dugal suñu loxo ci lépp la nga xam ne daf koy améliorer lépp la nga xam ne état mu ngi koy sumb jëm ci luy améliorer les conditions donc de formation et d'examen ñu sumb ko kon ñooñu du leen di féliciter dana leen di jàppale à 200% donc ñu ngi seen kanam ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi seen wet di leen jàppale nag terewul ay réeroo di am terewul ay réeroo waxuñu ñun lépp lu ñu wax nañ ci d'accord waaye waxuñu tey aussi ñoom it lépp la ñu wax ñun nañ ci d'accord nañu ànd ci dëgg bu ñu gisee dëgg bu dee côté état la état nangu ni lii mooy dëgg ñoom it bu ñu gisee dëgg nañu am humilité nangu ni loolooy dëgg ñu ànd ci dëgg googu la leen di woo te état ci dëgg boobu lay doxee incha allah. Merci monsieur le directeur. Je vous en prie.